salaamaaleykum sama gars yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen nemmeeku di xool ci loo leen nekk sama gars yi akama baax moo defaat benn taxaw seetlu war ko indiwaat ci samedi bi nii bu ko defee gars yi partager affaire yi nga xamante ni moo xew ci dëkk bi ak yenn xeetu xew-xew yi mais ci biir loolu yëpp tamit sama gars yi ñu bañ a fàtte Covid bi xam ni Covid bi ba tey des na fi donte ku tedd ki def na affaire yi ñu ngi wàññeeku bu baax a baax te yàlla na gën a yokku bu ko defee rek gars yi gën a respecté waat mesure barrières yi gën a takka max yi di félicité tamit médecins yi bu baax a baax ci résultat bi nga xamante ni def nañ ko ci Covid bi ak yi nga xamante ni ñu ngi leen ko koy delloo ci ay njukkal mu nekk loo xamante ni askan bi bëgg nañ ci lool sama gars yi tey akama baax moo fi dellu si waat di leen wax ni ñu ngi gis ñee na ngi suivre affaire yi ci Facebook bi bu baax a baax ñu ngi leen di delloo njukkal yéen ñëpp di bëgg ci yéen affaire yi tamit mu ngi ci biir mu ngi ci biir YouTube bi boo leen mënee abonné page bi tamit surtout tamit di partager affaire yi muy gën a yaatu partage yi tamit boo leen ci jàppee dina gën a baax bu ko defee rek gars yi échangeante ku nekk rek mu nekk loo xamante ni ay dollante xalaat la mais sama gars yi tey akama baax dafay def ñaari taxaw seetlu ci ñaari mbir benn taxaw seetlu bi dafay nekk ci actualité bi nga xamante ni moo am muy wàllu inondation yi beneen taxaw seetlu bi dafay nekk ci première dame bi rawatina ku mel ni Marème Faye Sall ak première dame yi nga xamante ni ñoo ko fi jiitu woon sama gars yi bu ñu taxawee ci inondation yi muy mbënd mi boo leen xoolee sortie yi nga xamante ni Macky Sall mu ngi koy def Macky Sall bii muy ñëwee ba waroon campagne dafa newoon carrément moom problème mu inondation yi réglé na ko ci 4 ans loolu la Macky Sall waxoon ne réglé na ko ci 4 ans léegi ba mu demee ba taw mu mel ni Macky Sall loolu mu wax noonu ak li nga xamante ni moom la taw bi wane comme yàlla ak yaal yi ngay gis ni tamit Macky Sall bi mu defaatee ay taxaw seetloom ay jàngatam yeneen jàngat gis na ni man 750 milliards yi ma joxe woon am na benn affaire boo xamante ni xaw na ci luus loo xamante ni war nañ ko gëstuwaat ba tax moom muy wax pour ñu auditer ko yooyu yëpp par détail indil ko gis naa nag sénégalais yi di si def ay taxaw seetlu di am lenn loo xamante ni dañ ko ciy wax mais pour man sénégalais yi est-ce que war ñu tiit ci Macky Sall li nga xamante ni moom la mujjee wax ci wàllu audit buñ ko comparé ak li nga xamante ni moom la njëkk a wax pourquoi ma gis ni sénégalais yi dañoo war a tiit parce que ku mel ni Macky Sall boo xoolee mu nekk nit koo xamante ni moo ëpp ay information ci biir Sénégal Macky Sall bu demee ba nga xamante ni indil nañ ko lu leer naññ ci taabalam tegal ko parce que ci ay rapport lay sukkandiku gannaaw ñi nga xamante ni dénk na leen liggéey bi ñooñu ñëw nekk problème mu inondation yi exemple lijjanti nañ ko ba Macky Sall ba affaire yi féete na boor ba Macky Sall war ko mën a taxaw di ko bàkkoo ci kanamu population bi te fekk loolu noonu mu wax noonu yëpp France daal di sëndéem la dara amu ci est-ce que kon sénégalais yi war ñu tiit ci seen sécurité sénégalais yi est-ce que exactement Macky Sall xam na li xew parce que boo leen xoolee Macky Sall njumte boobu nga xamante ne def na ko ak li mu informé moom la defoon tamit ci affaire Amadou Wuri Diallo boobu ñu jëloon ko dugal ko ci grâce yi ba Macky Sall gracier ko après moom mu wëlbatikuwaat gis ni carrément ni moom dafa def benn erreur kon sama gars yi boo leen jàngatee affaire yi da ngeen di gis toujours da ngeen di seetlu ay erreurs yi nga xamante ni Macky Sall mu ngi koy def beneen affaire bi ñu ne gouverner c'est prévoir léegi ñu ne gouverner c'est prévoir Macky Sall am ay services yu doy yoo xamante ne ñoom ñoo koy gëstul lépp Macky Sall moomu noonu moom la ñu annoncé ni carrément dérèglement climatique dina am ci àdduna bi yépp mais Macky Sall jëlu ci benn matuwaay la mooy waral ni carrément jëlu ci benn matuwaay mooy carrément yow boo amee information yooyu nëpp moto pompe yi ngay yóbbu actuellement ne ci biir banlieue bi moto pompe yi waroon nañ jiitu avant muy taw ci biir banlieue bi fépp foo xamante ni travaux yi parewu fa wala travaux yi yeggagu fa foofu waa ONAS waroon nañ fa teel a yóbbu moto pompe yi yëpp a nekk sur place sapeur pompier yi dem nekk sur place bu ñu demee nekk sur place nga xamante ni bu tawee ndox mi du fa def sax dimanche bi beneen côté bi nga xamante ni sama gars yi bëgg naa ngeen taxaw ko def ko benn jàngat mooy ngeen xool bi nga xamante ni weekend bi taw bi ndox mi mbugal na askan bi ba pare ban état ci ban nit nga gis mu génn ci biir état bi génn di wax ci affaire bi amul kenn ku ci def sorti tey ñoom ñiy génn ñëpp ñoom acteur théâtre yi mooy ñoom Aly Ngouille Ndiaye mooy ñoom Abdou Mbow ñoom ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp croiser les bras boo leen seetloo heure bu ñu génnee Macky Sall moo génn def benn sortie bu Macky Sall génnee def benn sortie wala Ousmane Sonko ñoom ci la ñuy door a génn fees rajo yeeg télé yeeg yëpp ne duñ ko bàyyi ak ñoom wante bu Macky Sall waxul Ousmane Sonko waxul kenn du ci wax ci ñoom boo leen seetloo weekend bi yëpp kenn déggu leen ci
après Macky Sall Ousmane Sonko si la ñuy door a génn di wax tey nga jëlaat beneen gars yi sama jaay beneen jàngat ngeen dem Thiès Nord ñoom nee nañ dañu bëgg a jël ñi nekk ay côté Ngent côté Kër Maam El Hadj déplacé leen ñi nekk ci biir banlieue bi ñu ne foog ñu déplacé leen mais loolu ñuy déplacé banlieue état bi population sénégalaise bi ñoom seen jëmmi bopp ñoom jëloon nañ seen xaalis bu bare boo xamante ne ñoom ñoo ko moomoon muy seen ay impôt tabax ci ay logement yooyu fan la nekk logement yooyu moo nekk Diamniadio mu nekk ay immeuble yu mag am ay kër yoo xamante ne mu ngi biir Diamniadio te kër yooyu pare na ay nit mën nañ fa dëkkee mais da ngay gis ñoom seen wax yëpp bu ñu jëlul population bi dem dugal leen ci ay école xalaatuñ leen yóbbu ci logement yooyu nekk Diamniadio xanaa logement yooyu nekk Diamniadio sénégalais yi moomatuñ ko mais gars yi boo leen seetlee logement yi nekk Diamniadio mais sénégalais yi ñoo ko moom logement yi nekk Diamniadio xaalisu ñu nekk ci biir inondation yi ñoo ko moom léegi pourquoi ñooñu mënuñu leen jël li ñu nar a bàyyi foofu ci biir ndox mi ak ndox mi li nga xamante ni mën na ko créer ci wàllu santé ñu yóbbu leen logement yi nekk Diamniadio 10 milliards yi Macky Sall tegaat ci table ji lu 750 milliards mënul régler du ay 10 milliards moo koy mën a régler nga jël 10 milliards yooyu defaat ko ci péage bi boo ko defee ci biir péage bi nga jël bisu Dakar dem dikk yi nga yóbbuwaat ko vers Diamniadio ñoom ñi nga déplacé yóbbu leen Diamniadio ñëpp ñoom ñoo seen moyen de transport yëpp bisu Dakar dem dikk yooyu noonu di leen ko defal mais li état bi njëkk a def sama gars yi état bi nga xamante ni ñoom li ñu gën a xarañ li ñu gën a mën li leen yàlla gën a baaxe xam-xam mooy xam-xamu jaale ndax nguur goo xamante ni wër di jaale kase la ñu nekkee ci askan bi ak wër di sigil ndigaale loolu moom bu dekkoon concours suñu nguur gi ñoo koy jël parce que ñoom dañuy bàyyi ba askan bi faatu ñu dem di leen jaale ngay gis ni nguur gi actuellement théâtre bi ñu nekkee dañ leen waroon fusionner sax ak waa Marodi TV bu ko defee ñoom ñuy jouer ay sketch théâtre mooy suñu gouvernement bi parce que ay théâtre la ay théâtre kat lañ ngeen wëlbatikuwaat ngeen xool ñoom nee nañ Diamniadio dañ ko def pour population bi léegi population baa ngi dee ngeen ne doo leen fa yóbbu nit ñi nangu woo leen wax ci turu Diamniadio defar terre boo xamante ni moo leen fay yóbbu spécial mais dañuy wëlbatikuwaat di saagawaat population bi si naka boo xoolee si ni ñuy saagee population bi mooy bi inondation bi amee ba pare li ñuy njëkk a jël comme décision mooy bis Dakar dem dikk yi dootuñu dem ci banlieue bi kon yéen waa banlieue bi ngeen nekk ci taw ngeen nekk ci naaj conditions yi ni mu mënti demee fexe leen noo leen liggéeyi jee mais bis banlieue bi bis Dakar dem dikk yi duñ leen jëli te pourtant bis Dakar dem dikk yi ñun ñoo ko moom mais moom lañ ñu njëkk a xañ ne leen dootoo leen si yëg feeg yéen a ngi si biir inondation bi ngay wëlbatikuwaat ngay defaat beneen jàngat ñu jël benn Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye nga xamante ni moom actuellement moo topp dëkk bi di lambar-lambari boo xoolee selon Aly Ngouille Ndiaye buy dem si inondation yi xool leen nu muy solo yëre yi muy sol rek moo lay wan ni kii comprendre dara ci affaire inondation yëre yi muy sol rek ni muy déguisé woo rek xamul sax ndox mu bon moomu noonu nu mu mënee ni muy def si yëre sàkk suma laa doomu aadama ba tax moom mu fay dem Aly Ngouille Ndiaye moomu noonu si weekend bi avant sortie Macky Sall fan la nekkoon fan la Aly Ngouille Ndiaye nekkoon boo leen xoolee Aly Ngouille Ndiaye maris bii mu dëkk nii heure bu tawee Aly Ngouille Ndiaye buy dem di liggéeyi si biir ndox mi lay jaar heure bu génnee ci mobile bi noonu bay viré si koñu mobile bi pour dem côté stade ba pour liggéeyi si biir inondation yi la Aly Ngouille Ndiaye di jaar te mu ngi fay jaar des années et des années et des années te jéemu ci dara ku mënul fi nga dëkk dara lan ngay mën ci banlieue bi dara Aly Ngouille Ndiaye mooy maire Jolof nekk ministre maire Jolof mu ngi inondé chaque année Aly Ngouille Ndiaye mënu ci dara jéemu ci dara moom mooy topp dëkk bi actuellement nii di taxawaal ne moom moo siy jéem dara sama gars yi ba tey ñu dellu si waat bu ñu dellu si waatee li nga xamante ne ñun ñu ngi koy laaj askan bi mooy procureur Serigne Bassirou Gueye fan la nekk muy ñaar muy procureur Serigne Bassirou Gueye ak procureur Serigne Bassirou Gueye de la République procureur de la République ñuy laajte ñaari procureur yooyu nañu xool ñaari procureur yooyu noonu actuellement li population bi war a def mooy def tout dem bind Serigne Bassirou Gueye mu jàppale leen ci 750 milliards yi mu leer parce que man Serigne Bassirou Gueye laa ci wóolu sëñ Bassirou Gueye laa ci wóoluma ci waa OFNAC ndax rapport yi OFNAC joxe bañ ko joxee sëñ Bassirou Gueye dafa ne rapport yi dafa am ay manquement baaxul daf leen ko delloo bi IGE demee ville de Dakar jox ko Serigne Bassirou Gueye procureur de la République lañ ko joxuñu ko Bassirou Gueye de procureur de la République lañ ko jox mu xeexal république bi def ko fast track lijjanti ko ba mu leer nañ jàpp Khalifa Sall tëj ci kaso bi te député la woon boo leen xoolee procureur Serigne Bassirou Gueye procureur de la République moo demoon bañ ko joxee ay dossier Aïda Ndiongue topp ko indi ko si biir ca taabal ji teg ko leeral sénégalais yi affaire Aïda Ndiongue yëpp mi dugg
compte par compte indil ñëpp ay affaire yu leer nañ te pourtant dossier Aïda Ndiongue li ñu doon toppee Aïda Ndiongue ak inondation yi soriantoowul nga gis Serigne Bassirou Gueye moomu noonu procureur de la République moom ci boppam moo demoon topp maison du parti socialiste nga xam ne ñoom ñoo doon xeex seen biir Serigne Bassirou Gueye topp leen jusqu'au dernier centime ba jàpp ay ñoom Bamba Fall tëj en tant que maire. boo xoolee Serigne Bassirou Gueye moomu noonu moom moo demoon topp ci affaire fraude bac yi moom procureur de la République moo ci ubbi woon enquête ba ñi see jàpp ñëpp ñu teg leen ci loxo léegi nag kan la ñu warul jox suñuy plainte ñun population bi muy Bassirou Gueye. gis nga Bassirou Gueye bis buñ ko joxee suñu plainte parce que Bassirou Gueye mooy kan Bassirou Gueye mooy ki yoroon dossier Petro-Tim indi wucce dara lu leer ba tey jii nii population bi xamuñu fan la mujjee ba tey jii nii Bassirou Gueye mënula ci wax lu leer Bassirou Gueye mooy kan Bassirou Gueye mooy ki nga xamante ni waa IGE ba ñu demee ci Moustapha Diop yàqal leen lu mel ne xamee mu croiser les bras ne sama yoon nekku ci Bassirou Gueye mooy kan Bassirou Gueye mooy ki nga xamante ne biñ ko indilee rapport Cheikh Oumar Anne nga xamante ne affaire kuddu yéeyu si yàbbu si nasu si nocci si jusqu'à présent kenn xamul fan la mujjee Bassirou Gueye mooy kan Bassirou Gueye mooy ki nga xamante ni moom moo demoon ci dossier Abdou Mbaye problème secret entre moom ak jabaram indi ko ne des yi leeral sénégalais dossier boobu jusqu'à présent jeexul ba léegi waxaatuñ si dara léegi yéen waa banlieue bi def leen ay pétition ngeen bind plainte dem jox ko Serigne Bassirou Gueye procureur de la République ne ko lii am nii yow rek yaa ñu si doy defal ñu enquête si 750 milliards yi comme ni nga ko defee woon ci Aïda Ndiongue comme ni nga ko defee woon ci ville de Dakar comme ni nga ko defee woon ci Karim Wade comme ni nga ko defee woon ci élèves maîtres yi mais bul ñu ko defal comme bosu sëñ Mbaye Thiam nga xamante ne justice daf ko tëj mook affaire élèves maîtres yi nga croiser les bras sëñ Mbaye Thiam nga defuma ci dara nga def nii waxuñu Bassirou Gueye boobu procureur de la République bi toppoon ñoom Aïda Ndiongue yéen waa banlieue bi yéen waa Sénégal yéen ñu nekk ci mbënd bi bind leen ay pétition bind ay plainte bu leen ko jox sax corps de contrôle ndax dañ ko koy indil mu ne dafa am ay manquement ngeen dem direct si bureau Serigne Bassirou Gueye ngeen jox ko loolu ngir yàlla war a suuri Serigne Bassirou Gueye procureur de la République bu ñëwee yow lañ si yaakaar defal ñu ko ni nga defee woon Aïda Ndiongue ak ville de Dakar. bu ñu ñëwee si beneen facette sama gars yi ñu ñëw si Marème Faye Sall man dama ragal ni waa Dakar Buzz man dafa mel ni ñoom bëgguñu ku leen liggéeyal parce que Dakar Buzz boo xoolee amul benn élément bu gën a aay ci buzz que Marème Faye Sall xaw ma lu tax waa Dakar Buzz mënuñu recruter Marème Faye Sall moom muy wër di créer ay buzz Marème Faye Sall bu wërul di tabax ay douche ay toilettes mu ngi wër di joxe ay pot fondé yow Marème Faye Sall population bi sonn bi ñu sonn xiif bi population bi xiif ko amul looy lekk looy doyee toilette douche yi ngay tabax mënoo ko bàyyi mënoo bàyyi di wër di jël population bi di leen tabaxal ay douche te nga concentré wu si éducation sénégalais yi concentré wu si santé sénégalais yi yow Marème Faye Sall yow inondation yi amoo dara lay def mooy nga dajale adduna bi yëpp ñu takk max ñu takkul max yëpp sa mbaxloo bàyyi leen ñuy jaxasoo seen biir ak Covid bii ñu nekk nii. yow fondation Servir le Sénégal boo xamoon yow Marème Faye Sall ni nga bettee sénégalais yi ni nga tasee yaakaaru sénégalais yi yow Marème Faye Sall yow sénégalais yi bi nga falee ñëpp dañoo ne alhamdulilah ndax ñu am première dame boo xamante ne sax sénégalaise la nañu dem ñu jël le cas de fondation Elisabeth Diouf fii la tabax ay fondation di jàppale sénégalais yi si santé fekk waa àll bi di leen jàppale ci lépp ci ay moulin ba Abdoulaye Wade tuddee woon leen monsieur Forage madame Moulin madame Viviane Wade ñëw fii nii dem ci biir àll bi dem ba ay Casamance di leen jàppale si santé si ay ambulance si ay lépp yow Marème Faye Sall yow nga ñëw ñu ne kii sénégalais la xam ne li sénégalais yi di dund yow amoo dara luñ lay nettalil suba muy yow yaa doon wër di tabax douche yow yaa doon wër di togg ay fondé di ko def si ay pot di wër di ko joxe loolu mooy fondation Servir le Sénégal loolu nga Servir le Sénégal Marème Faye Sall ragalal yàlla Marème Faye Sall xamal ni sa jëfu tey mooy sa jëwu ëllëg de sama gars yi nag gis nga affaire yi ni kenn du ko fajal seen bopp ku dul yéen kaas leen bind leen ñu yóbbu leen jam ñaajo logement yee ngi fa nañ leen fa yóbbu loger leen fa amul benn xaar bu kenn xaar ndox mi kenn mënu ci dëkk
nañ leen yóbbu jam ñaajo beneen côté bi mooy bind leen Serigne Bassirou Gueye procureur de la république bi topp ñoom Aïda Ndiongue procureur boobu noonu mu gëstuwaat ci 750 milliards yi mais Sénégal nag sama gars yi ñu ngi nii akama baax moo fi jaaroon tey indiwaat benn taxaw seetlu boo xamante ni moom la indi nii tey si biir samedi bi ñu ngi leen di joxaat beneen rendez-vous si beneen samedi incha allah ñu ngi bég lool sama gars yi ngeen partagé bagage yi gën a yaatu dina dugg si YouTube bi tamit dugg akama baax boo defee akama def espace bind baax rek di nga gis bagage yi Facebook tamit sama gars yi de leen ci jàpp commentaire yi tamit lépp loo leen ci mën rek si critique yeeg si lépp ñun pare nañ pour lépp ñu ngi góolu lépp ba biir chambre neuf sax ñu ngi ko fay sóoraale moo tax sama gars yi bu leen tiit dara li nga xamante ne yéen a ko moom seen biir dëkk kaas leen ko lu leen ci góobee gar leen ko bu leen ci ragal dara leen kese lañ leen ci ñaan mu tegu ci ay yar ak ay teggin ñu ngi leen di siyaar bu baax sama gars yi jaa ngeen jëf